suñu gan tey Mamadou Diop Decroix secrétaire général bu And Jëf parti africain pour la démocratie et le socialisme député à l'Assemblée nationale président mu maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Moustapha. alors li tax ñu prier la ci waxtaan wi tey moo di ne kuréel gi nga bokk muy opposition bu Sénégal rawatina FPDR dañu def tey benn bataaxal wax ne am na ay nguuru président Macky Sall na ma indal ci code électoral bi te ci assemblée nationale lañ ko nar a defee est-ce que mën nga ñu indi leeral ci loolu. waaw loolu amul du projet de loi boo xam ne yegsi na assemblée. dañuy wax ne ñi doon waxtaan ci concertation bi xam nga concertation ñun demuñu ci. waaw ña ca demoon dañoo mujj gedd. waaw muy waa correct ak ñu demee. voilà ñu ci bare dañoo daal di gedd. bokk na ca la taxoon ñu gedd. mbirum li ñu naa parrainage. parrainage bi mooy bala ngaa doon candidat da ngay am juróom fukki junni wala juróom benn fukki junni. yoo xam ne ñooy jëmbal ne tekki nga dara ci réew. yoo xam ne ñoo lay signal pour ne man ngaa présenter. loolu ña fa newoon d'accorduñ ci woon. ñun ñi d'accorduñu ci parce que am na jàpp na ne daal dañoo laxas jaan ci loolu am na nag yeneen itam yu bare yoo xam ne ànduñu ci. léegi nag dañu ne commission ba daanaka pare na mbaa ngay waaj a pare. bu pare day Macky Sall. te ci conclusion yooyu loolu bokk na ci. maanaam mu mel ni daal ba tey président bi li mu waroon a def ba tey defagu ko maanaam toog ak opposition wax ak moom ci naka la ñuy fexee ba wote bi tegu ci yoon ba nga xam ne la ciy tukkee kenn du ko werante. mu finalement kon dafay mel ne waxtaan wi. jaru ko woon su fekkee ne li ñu proposé woon ñoom ñu ne ci nguur gi laa bëgg a wax ñu ñëw waxtaane ko d'accorduñ ci moom la ñuy delloo président mu dem bind assemblée ne nañ ko wote daanaka man li may jàpp wala est-ce que loolu la. waaw nun de xam nga naka jekk nun mësunoo jóge foofu. danu ne jaru ko. danu ne bu nu bëggee xam ndax waxtaan wi jar na ko wala déet li tubaab di wax préalable maanaam li nga xam ne moo war a jiitu. waajal mi. dafa war a tegu ci yoon su dee ne waajalum waxtaan wi tegu na ci yoon mën nañoo njort ne bu nu yeggee ci waxtaan wi dina tegu ci yoon waaye nag waajal boobu moo tegul ci yoon parce que Macky Sall mësuta nangoo wax ak opposition ci mais est-ce que yow mi nga xam ne député nga jaar assemblée ngir ñu wote fa modification yi est-ce que lu illégal la est-ce que yoon da ko dàq. nekkuma ci lu légal ak lu légal xam nga apartheid dafa légaloon. waaw yoon moo tëjoon Nelson Mandela. ñaar fukki ati kaso ak juróom-ñaar yoon a ko tëjoon yoon wa. est-ce que yoon wa baaxoon na. non nañ teg loolu fële de côté te wax li war a am. li war a am mooy pouvoir ak opposition dañoo war a toog waxtaan ci élection ñaar fukki at ak juróom noonu la mas. est-ce que contesté opposition contesté na. victoire Macky Sall 2012 25 mars déedéet mosoo ko dégg. est-ce que sax ba Macky Sall toogee ba pare ñu def élection député yi mais commune yi maire yeeg yooyu est-ce que dégg nga opposition contesté ko déedéet kon nekk nu fi pour di contester élection. contestation mi ngi juddu ci diggante référendum bi. kay ci élection législative mu mel ne am na lu ko jur. waaw li ko jur moom lañ bëgg leeral lan moo tax rek opposition bi jékki-jékki rek ne élection moom leeratu ci réew mi. néewunu jekki-jekki déedéet déewu jekki-jekki wunu fa zakkir inna faati zikra ngeen di fàttali waaw xam nga Muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla daf ko wax loolu parce que dafa am ba mu wootee ñu wuyu nekk jullit ak ñoo xam ne wuyu wuñu woon mu ne ko bul décourager continuer del fàttali rek ndax loolu njariñ la fàttali bi naka jekk dañ doon fàttali ba fii Abdoulaye Daouda Diallo nekkee ñu ne awut yoon ndax lii ak lii ak lii bu dee ñu ne awut yoon ndax lii ak lii ak lii waaye nag nun ñaare bu mbir mi yegsiwul rek da ngay jàpp ni du yegsi ba mukk wala nga jàpp itam ne mbirum politiciens yi rek la ñoo ko seq ma yeggale ba législative yi yegsi ba législative yi yegsee lan doon wax lépp feeñ ñu ne lii de kon moom lañ doon wax ba ca waroon déglu wuñu nu ko woon ba mu yegsee ne këtt ne jon lañ ne kon lii la gaa ñi doon wax est-ce que loolu nag dañu daan continuer waat ba yeggaat ci présidentielle ba
ñu ne lii la gars yi doon wax non xam nga loolu mënta nekk ñu bari aussi li ñuy wax moo di ne su fekkee ne nguur gi mi ngi posé acte yu mel ni ñenn sax ne day déroulé yaa ma gën a comprendre li dama bëgg a wax ñu bari ne su fekkee mën na ko di ko defee noonu c'est parce que opposition ba fa war a am moo fi amul waaw opposition ba fi war a am moo fi amul lu tax waroon a taxaw jàppale opposition dañoo toog ci keppaar yi opposition ay sénégalais ci nekk ñë ko politique ay sénégalais lañu opposition bi est-ce que seen bopp la ñuy liggéeyal wala sénégalais la ñuy liggéeyal problème baa ngoog ku jàpp ne mbirum élection kuy tànn est-ce que garab yi ñooy wote doomu aadama yi ñooy wote ñoo ñuy toog ci keppaar yi ak ci naanukaayu atta yi ñooy wote bu ñu sañoon kañuy woteel mooy toog su fekkee ne moo ëppale léegi nun loolu dañuy bañ ëllëg toog te fekk woteeluñ li nga bëgg a wax mooy bu ñu toogee bu ma nee bu ñu toogee mooy sénégalais yi yëpp toog di seetaan bés mën na ñëw dimanche 24 février ñu voté keneen falu koo xam ne du ki ñu tànn absolument lu mën a nekk la ci lu wér d'accord mais bu boobaa nag lu ne it mën naa am ci réew mi bu boobaa justement lan mooy danger wu dem ci am na référendum am na contestation ñu dem législative fa la wulee ñaay ñëpp gis nañ journée wu dimanche boobu ni mu méttee ba bi résultat yi di feeñ waaye finalement jàmm moo ci juddu mais lan mooy danger wu élection présidentielle bu ñu jëm te ak boowuñu ci règle du gis nga ma waxal la benn affaire kooku histoire réew yëpp loolu la wane fii mu ne ñi nekk ci opposition bi su nit ñi ne dañ koo matewut parce que mate ko mooy jàkkaarloo defante comme ni ko xale defante ko am déet alors loolu bu fekkee ne man dama def woon ne Sénégal weesu na foofu te it nag juróom-benn fukki at ak juróom-ñaar yoo am indépendant waroon na noo weesu tey di werante bu aw yoon ak bu awut yoon kon xam nga déjà problème la am na démocratie yu gën a nekk gune de alors nañ loolu mu ngoog léegi nag nun dañuy fàttali rek taxaw parce que sénégalais yëpp ñoo waroon a taxaw pour mu wóor leen ne buñ ca yeggee kañu tànnay toog mooy nekk seen président bu fekkee nag jàpp nañ ne loolu amul solo am na leneen lu ko ëpp solo ba tey baax na lan mooy danger mais li ma gëm non parce que buñ ca yeggee opposition bi su taxawul ni mu war a taxawee am nañ xamoo leen xaw ma leen ñooy nar a jóg taxaw jàkkaarloog ñoom way te bu boobaa ñu bari wax ne là damay interpeller acteur politique mais aussi koo xam ne day jàngat politique lu bëree bëri ñu bari wax ne jàkkaarloo ak des forces politiques organisées reconnues légales moo gën fuuf ci nguur jàkkaarloo ak des forces peut-être occultes mais xoolal réew yi dugg ci jëye yoo xam ne xamoo ci fan lañ jógee nan mais amul werante loolu soo ko amut soo amut lii am la ca des loolee ca des nag arrangé wul Sénégal kon képp kuy wax te Sénégal tax te muy dëgg ci yow arrangé wu la maintenant nag bon nun daal noo ngi fàttali dinañu fàttali te it li war ci ñun li ci war parce que nun noo woote ne mën nañu dara ci réew mi kaay leen ànd ak nun parce que loolu dafa garaaw doomu aadama ne yow nga ne ko man mën naa laa jiite ci lii kon su dara xewee dañu war a taxaw assumer suñu responsabilité te dinañu ko def tàmbali nañ ko te dinañu ci wéy Moussa te lu nu ci góobee gar ko d'accord waaw li may bañ nag mooy bu nu ca yeggee ñu ne waaw nangam loolu lay bañ en tout cas avertir ngeen wax ngeen fàttali ngeen ñu war a dégg ne bu ngeen ci yeggee lu ngeen ci góobee gar ko ba loolu tax sax ñu bari ne opposition bi bu ñu génnoon def marche bu mag ñëpp gis leen xëy na pouvoir dina xam ne ñi mu jàkkaar lool duñ ay comme ni ko président Macky Sall waxee moom boppam bis moo wàccee ci géew bi ce sera la panique est-ce que seen marche bi ngeen jàll may na leen lu tax ngeen yaakaar ne am ngeen force bu ngeen jàkkaarloo ak nguur gi non mais force bi Macky Sall sénégalais yi àndatuñu moom ci man li may dégg xaw ma nag ne dafa am Sénégal bu ànd ak Macky Sall ak Sénégal bi may dégg waaye ñi may dégg bëgg naanum ndox amuñu ko loolu moo xew Ndakaaru ñaari fan moo fi xew ak leneen 40 000 étudiants yi jàng ñu dàq leen ci école bi parce que état bi fayut 16 milliards la ameel ñu ne école privée yi jàngalekat yi ñu engagé woon war leen a fayuñu leen milliard xaw ma baykat yi bay nee nañu am 1 million de tonnes mënuñu koo jaay ak yeneen
téeméeri junni tout cela réuni kay war na yombal combat bi ko millions yi jeunes yi nga xam ne war nañu am emploi te amuñu ko ñu ngi taxawaalu ñi seeni waajur mën a lijjanti nañ leen jaay la ñu amoon jox seeni takkaay ak la ca des jox leen ñu dem dee ci désert bi wala suux ca Méditerranée wala ñu di leen jaay ca Libye. situation yooyu nga lim président Mamadou Diop Decroix buñ ko daan dégg ci réew metti dañ daan wax ne les forces de gauche mooy parti yi nga xam ne ñoo ne ci gauche ñoom ñoo daan gën a jël en charge ce genre de combat là mu mel ne jamono ji ñu toll parti yooyu si seen bos bokk ci dafa mel ne lañ doon wane foofu waneetuñ ko lan mooy difficulté wu tey parti wu gauche yooyu. loolu tontu bi livre la nag moom dafa gudd lool. d'abord man dootuma wax force de gauche. force de progrès laay wax. parti jëmale kanam. ak parti delloo ginnaaw. parce que suñu Sénégal gi ay réewu jullit la. soo demee ci alxuraan. gauche dafa am droite am te droite. la alxuraan jox importance moo tax man léegi damay wax te léegi nga commencé parti jëmale kanam ak parti delloo ginnaaw d'accord waaw dootuma wax gauche ak droite jëmale kanam léegi les partis de progrès là les partis de progrès voilà parti de progrès yi de seen problème benn lenn rek la ba ñu nekkee xale dugg ci politique te nga xam da nga cee mën a ñàkk sa bakkan danoo mépriser woon xaalis mépriser nag maanaam sóoraale wuñu woon xaalis joxuñu ko solo ba mu trop mu ngoog buñ ko amee jëfandikoo ko yem ca alors looloo tax si politique nag xaalis la ñenn ñi dañ koy làqar ci nag ay milliards waaye buñ leen joxee it ñu liggéeyal ñi leen ko joxoon rek moo tax fii mu ne gis nga Sénégal dégg naa Amadou Ba nee nañ am taux de mais xam nga croissance appauvrissante dafa am maanaam nga ne alal ji yokk na waaye nit ñi dañoo gën a ndóol parce que alal ji nga xam ne contradiction quand même déedéet alal yokk nit ñi gën a ndóol apparente déedéet du contradiction apparente waaw du contradiction parce que alal ji meññi fa mu meññee ak ña ko meññal waa bitim réew la kon day wal dem bitim réew bu meññee ñu dagg fruits yi daal di jël yóbbu d'accord alors forcément waxtu bi daf ñu tënk lool xam naa dinañ ko yaatal léegi ci français nuñ mën a def réew procès wu Khalifa Babacar Sall tey jii lañ ne woon mooy dernière journée wu débat yi maanaam témoins yu demee noonu mu am luñ ci dégg seetaan nañ ko sànq muy waxu Mbaye Ndiaye ñu teg ko foofu muy indi coow que ni moom ci boobu dafa jàpp ne lii lépp politique rek la su Khalifa Sall nekkuloon en conflit ak direction wu parti am xëy na lii du ko dal yow mi nga xam ne acteur politique nga mais wax naa ko sànq aussi da ngay jàngat liy xew ci réew mi ci wàllu politique ban regard ngay jeter ci procès boobu à la lumière de li Mbaye Ndiaye wax ci suuf. non xam nga dafa am yooyu. ay la yéwén. bu fekkee damay ñëw di baamtu li ñëpp wax fii. jaru ko jarul ñëw li ci ëpp solo mooy ban jàngat la. jàngat bi mooy ñi fi ne. vraiment nekkal seen bopp lañ fi nekkal. doole la ñu yor armée gendarmerie police. ba pare vassaliser justice maanaam ñiy àtte dañ leen a dañ leen a nuñ koy waxeeti encore. dañ leen a yeew dañ leen a. mais ñun loolu la ñuy xeex pour mu jóge ci réew mi. te tënku googu pour yow moo waral yi ñuy gis yëpp. lépp xam nga Khalifa Sall wax na ko xam nga Mbaye Ndiaye da koo wax. Mbaye Ndiaye moom ay léewén man foofu dama ko fay bëgg moom li ci ne lay wax. moom amul ay wër-wëral ak wax na ko. Khalifa Sall ba mu demee lu mu leen wax. dana dañu ma ne. boo nangoo lii ak lii ma bañ. du loolu la. kon nañu wax leneen. franchement problème bi c'est pas mooy nañu fi jële ñi fi ne. mën nañ nangu ci réew moo xam ne yaa ngi koy wax sànq 67 ans la am démocratie ñu ko fi wax fu nekk séparation des pouvoirs un état de droit ba pare à chaque fois ñuy poser ces questions là est-ce que mën nañ continuer Sénégal yi leen déglu est-ce que mën nañ continuer à chaque fois procès bu mënti am ñu ne les mêmes problèmes procès politique la. li fekk ñoom ñu ngi fi noonu lay demee. donc la solution passe forcément c'est de partir. te loolu waru gar la. loolu waru gar la ñiy jóge fi. ñu xeex leen pour ñu jóge fi waru gar la suñu ko defee waru gar la suñu ko deful waru gar la nag yàlla du solu dàllam di ko fi jëlee
dégg nga wax ji buñ fi toogee junniy at it yàlla dina parce que junniy at ci yàlla lu mu xëy na xef a xippi matutu sax jeex na loolu rek la. d'accord alors ñu jeexal ci assemblée nationale ba nga nekk assemblée boobu ñu bari waxoon ne xëy na mu nekk assemblée de rupture mais ñu seetu ne dafa am ay coow yu sew yu ñu fay dégg parfois ci wàllu xaalis tudd nañ fi wàllu 10 millions yi ñu fi Ousmane Sonko waxoon ñu ne sax am na conférence des présidents boo xam ne yow bi yaa nga ca woon ba wax nañ wax jëne weddi nañ ko loolu amul benn yoon Mamadou Diop Decroix ci conférence des présidents boobu ñu doon wax ci mbirum 10 millions yooyu. ok conférence de presse bi. des présidents. yàlla daa def keroog ma teew parce que comme ma dikk nekku fi mooy président ma dem teew fa. fekkoon na ma dégg ñu di ko wax. waaw mais bi ma ñëwee li ma damay déglu parce que man dama fekk ma foofu. très bien ñi ma dégg ñu wax dañ ne loolu kenn mësu ko fee wax. loolu lañ fa wax ko kenn mësu ko faa wax man it mësuma ko yëguma ko woon. d'accord donc loolu rek la c'est du loo xam ne kon jeexagul ndax Ousmane Sonko nee na fa mu dëggoon fa la gën a dëgg ba léegi maa ngi lay gërëm baax président Mamadou Diop Decroix di fàttali ne député nga à l'Assemblée nationale du Sénégal nekk tamit secrétaire général bu And Jëf parti africain pour la démocratie et le socialisme c'est bien ça sant naa la bu baax gërëm naa la ci wuy si bi mbokk yi jërë ngeen jëf ci tànn bi ngeen di tànn Walf TV léegi-léegi journalu 20h bi ak Ramatoulaye Ba bu ci jógee rek ñëw àndgale l'édition du soir ñaareel pàcc bi ni ñu koy defee bés bu nekk ci kàllaamay tubaab lañ ko am yéene def jërë ngeen jëf ba ci kanam ak jàmm